bu l'Assemblée nationale sarti wala sax règlement yi nga xamante ne moom la ñu teg ca pencum ndaw réew ma daal dinañu am yuñ ca daal di soppi maanaam gën ko jëmmal retour des députés ayant suspendu leur mandat dem ba ci vacances de la présidence de l'Assemblée nationale waaye tamit aménagement de la procédure de demande de levée de l'immunité parlementaire beneen bi ci des di possibilité de contraindre les personnes convoquées à répondre devant la commission d'enquête journal bi Les Échos ñëw ceeg ñun di ñu ko fàttali waaye ci beneen wàll ga ñëw na ci le tableau sombre de la loi de finances rectificative 2025 les recettes baissent la primature et l'Assemblée en mode obésité journal bi xëyee koog ñun ci xën mu njëkk mi ak wàllum natt gi ci mbirum koppar ak la ca aajowu wàllum finance ak lañ ci nemmeeku loi de finance ak la mu wundu ci atum 2025 gis nañu ne nag dafa daal di wàññeeku bu baax wàcc Les Échos xëy na ko ñun ci xën mu njëkk mi ñu dem ci beneen xët ci beneen xibaar di enquête moom enquête tey la mu enquête ci xën mu njëkk mi bala maa ñëw ci le quotidien nee na l'État face à ces contradictions dafa mel ni état dafa daal di jàkkaarloog nag yenn ci ay wuute ci ak wuuteem bokk na ci suppression annoncée d'agence budget augmenté li ñu waxoon ne dañuy supprimer yenn agence yi boobaak léegi furas xëdden li nga xamante ne moo di budget bi ñu waxoon ne dañ ko daal di augmenté boobaak léegi furas xëdden enquête xëye ko ñun ci xët mu njëkk mi nee na ba tey di ko expliquer pour yéen ñi déggul olof lu toll ci 176 organismes publics évalués dont plus de 60 agences et structures assimilées journal bi xëy na ko ñun ci xën mu njëkk mi 2140 milliards de francs CFA projetés pour 2025 dont plus de 60% en dépenses de fonctionnement journal bi di ko leeral les annonces de réforme du premier ministre restent sans effet boobaak léegi annonce yi nga xamante ne premier ministre annoncé woon na ko ba tey njaw des na xambin enquête xëy na ko ñun ci xën mu njëkk mi ñu dem ci le quotidien tey la mu yéegal tey ci quotidien bi nee na Bachir Fofana balaa maa dem ci Walf Quotidien nee na Bachir Fofana attend le bouclage du parquet moom le quotidien nee na en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles maanaam fësal xibaar yoo xamante ne xëy na dañu yaakaar ne du dëgg moom Bachir Fofana ba tey mu ngi xaar mbirum parquet ak la muy dogal journal Le Quotidien xëyee ko ñun ci xën mu njëkk mi ñu dem ci Walf Quotidien la mu xëyee tey ci Walf gannaaw balaa maa dem ci Sud Quotidien moom Walf nee na presse en danger en tout cas jamono jooju ëttu taskatu xibaar yi ci ndañse la ñu daal di nekk maanaam ñu ngi toog ci xottu gerte ay jafe-jafe ak xamuñu seen ëllëg fa mu nar a mujjee bokk na ci wàllum fermeture du CORED blocage du FDAP coupure de pub convocation de journalistes yii yëpp di ay nasaxal yoo xamante ne ëttu taskatu xibaar ñu ngi koy dund Walf Quotidien xëy na ko ñun ci xët mu njëkk mi nee na nag ci dañse la ñu daal di nekk maanaam danger ñu dem ci Sud Quotidien la mu yégal tey ci Sud bi nee na retard dans la mise en œuvre des promesses de réforme non publication des rapports de l'IGE wàllum promesse jëm ci dëggal ko diggé ya ñu waxoon boobaak léegi dëggal gi dafa xaw a des maanaam yéex na trop ci mbirum réforme publication rapport boobaak tey ba léegi dañ ko daal di yéex a publier waxataguñ lu ci jëm moom Sud Quotidien xëy na ko ñun en tout cas Diomaye face aux réalités du pouvoir ginnaaw Diomaye ba mu jàkkaarloo moom président de la République son excellence kenn du ko sàllalu président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye parce que jamono wóorul tonton wóorul ne leen borom réew waaw borom réew mi waaw borom réew mooy borom réew mi waaw nangu naa mooy borom réew mi en tout cas borom réew mi le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye face aux réalités du pouvoir fi mu nekk nii moom journal bi xëy na kon ñun li mu gis ci pouvoir bi ak njeexital gi Moundiaye Cissé directeur exécutif bu ONG 3D nee na aucun obstacle ni politique ni technique ne saurait expliquer cette lenteur wàllum publication yi rapport yi amul lenn lu ko mën a layal Sud Quotidien xëy na ko ñu l'Observateur la mu tijji gëtam xool ko nee na les secrets de la loi de finances rectificative nee na budget 2025 la nekk ca biir secret wu loi de finances rectificative ak la ñu ca nemmeeku ci koppar la ca aajoog la ca na sax la ñu ca lay ñuul ca sow ma li ca jub ak la ca jubban lañ ca war a jubbanti ak la ñu ca jubbanti l'Observateur xëy na ko ñun ci xën mu njëkk mi ñu dem ci laas la mu yéegal tey ci laas bi balaa ma dem ci Vox Populi à la découverte de la bouffe de la bouffe wala de la mal de bouffe jëm ci yi nga xamante ne moo di lekk boo xamante ne jaarul yoon
ñu dem à la découverte ci lekk gu nasax yi lekk goo xamante ne wax naa ko fan yee ci ay bés ji ma génn ci lekk mbedd yeeg yenn ci ay togg ak yenn yi ñuy jaay ci mbedd mi ak jeexital ya muy am ci wér-gu-yaramu doomu aadama yi exiguïté, insalubrité, absence de ventilation adéquate, déficience d'éclairage, gargote à ciel ouvert yëpp nekk ay manquement bokk na ci set gi ci war a am toppatoo gi ci war a am kóolute gi ci war a am seetantal leer bërëb yi ñu koy jaayee na mu war a mel ci wàllu leer ak wàllu muccuk ayib amu ca ak yeneen yu ni mel gargote yi ñuy teg à ciel ouvert lu nekk mën cee dugg te doo ci xam dara moom laas xëy na ko ñun ci xët mu njëkk mi la malbouffe moom journal bi xëy na ko ñun ñu dem ci Vox Populi tey la mu yéeg ak ñun ci beneen xët ci beneen xibaar nouvelle effondrement d'immeuble à Touba 3 morts et 2 blessés sinistre à Darou Minam beneen immeuble bu daal di wàccati waaw ñetti nit ñàkk nañ ci seen bakken ñaar ñoo xamante ne am nañ ci ay gaañu violent affrontement entre Vox Populi xëy na ko ñun ci xët mu njëkk mi le journaliste chroniqueur Bassirou Fofana en garde à vue journal bi xëy na ko ñun l'info la mu informé tey jilee ñee na Dakar tous sous la vague virale saqat su bëri si grippe saisonnière jamono ji ñu ci bëri am na ñoo xam te ne boo dajee ak ñoom rek ñu ngi fin oxo ak soj mi leen sonal li ko waral nag bokk na ci fi jamono toll ak tolluwaay jaww ji l'info xëy na ko ñun nee na hôpitaux centre de santé et pharmacie pris d'assaut par les malades sur fond de soupçons de Covid ñu ci bëri ci ñoom dañu yaakaar ne Covid la Covid 19 la ndaxte saxat seeg soj mi bëri na yal nañ si yàlla musal te yal na yàlla saafara defal tawféex ñi mu sonal jamono jilee waaw soj moom dafa xaw a bëri surtout fi ñu toll nii l'info xëy na ko ñun ci xën mu njëkk mi tribune la mu yëgal tey ci tribune bi di ñu ko xamleeg bala maa dem ci libération moom tribune nee na la presse plus que jamais en danger Bassirou Fofana effacé dafa sampu laaj effacé bi dafa sampu laaj ci waxin maanaam na saxal ba dootul mën a waxati wala dootul mën a chroniquer yi moom tribune loolu la xëyee ñun ci xën mu njëkk mi nee na ba léegi presse bi maanaam ëttu taskatu xibaar ñu ngi ci ay danger te Bassirou Fofana fi mu nekk dafa mel ni dañu ko bëgg a éliminer ndax dañ ko bëgg a effacer laaj la wu daal di sampu tribune xëyee na ko ñun ci xën mu njëkk mi nay leer invite les députés à prendre leurs responsabilités nay leer mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur ASER ak yoroonu bu bërëb liggéeykaay boobu ak waa ASER wala sax waa Nayleer la ñuy sàkku ci député yi ñu dem ci libération ak la mu libéré tey ci xën mu njëkk mi nee na 39 846 victimes répertoriées à ce stade jëm ci affaire Sayib Sénégal l'enquête de la DSC révèle une mafia tentaculaire libération xëy na ko ñun ci xët mu njëkk mi ñu dem ci direct news ak la mu def direct tey nee na Pape Djibril Fall pour une commission d'enquête parlementaire moom la muy sàkk mooy ñu amal commission d'enquête parlementaire ci marché d'électrification rurale attribué à AEPO maanaam courant bi gën ko lawal ci gox yeeg gaxaat yi distribution bi ak nañu koy joxee ci marché yi marché yi ni ñu koy joxee ni ñu ko jaglelee kii di AEPO nee na nag moom Pape Djibril Fall am na luy ñuul te soomo war nañu tijji benn commission d'enquête parlementaire loolu la bëgg fi mu nekk nii direct news xëye ko ñun ci xën mu njëkk mi ñu dem ci yor ak tey la mu yoral ci xën mi nee na Tianjin man noonu laa koy liiree ca Chine forum économique mondial Sonko expose la vision Sénégal 2050 en tout cas foofu la ca Chine moom Ousmane Sonko premier ministre daal dina fa xamle taxawaayu Sénégal ci gis-gisub Sénégal 2050 maanaam vision Sénégal 2050 maa ko traduire noonu depuis notre arrivée au pouvoir sous les directives du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nous avons engagé une transformation profonde à travers la vision Sénégal 2050. Cette stratégie de long terme repose sur trois horizons. Une vision globale de 25 ans, un programme intermédiaire de 15 ans et un plan d'action prioritaire sur 10 ans. Di explication Sonko Ousmane le premier ministre foofu la ca forum
économique mondial journal bee ko xëy ñun Le Soleil la mu yégal tey ci jant bi nee na les directives du chef de l'État li nga xamante ne moom le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di digle ci examen et concours stabilité dans les universités ngir tekk ak tey dal am ci bërëbukaay jàngukaay bërëbu jàngukaay voilà daara yu kawe yi rawatina ci muy université yi daara yu kawe yi noonu la yow Sall daara yu kawe yi waaw kay Le Soleil ci xëram de leen ci jàpp de samay bêtise laay wax de leen ci jàpp Le Soleil loolu la xëy ñun ci xët mu njëkk mi nee na enseignement supérieur assurer la continuité académique et la stabilité sociale ci jàng mu kawe bi ñu xool nu mu mënee gën a amuk dal waaye tamit njàng mi gën a mucc ay ñu yaatal ko ci wàllu dimbalante ak jàppalante ak gunge gu yaatu la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours général prévu le 31 juillet fanweeri fan ak benn ci weeru juillet la ñu ko jàpp muy concours général ak na ñuy joxe diplôme ya il est demandé au premier ministre de faire procéder à l'inventaire exhaustif des bâtiments administratifs et terrains affectés à chaque ministère yenn ci ay terrain ak yi ñu joxe ak ay bâtiments administratifs mu ngi sàkku ci premier ministre Ousmane Sonko mu amal ci seetoog seetantal am lu ci liñ ci war a jubanti ñu jubanti ko ci liñ ci war a leeral ñu leeral ko Le Soleil xëyee na ko ñun ci xën mu njëkk mi di sàkku teefu président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye réew mi quotidien la mu wax ci réew mi ba tey ak Pape Djibril Fall ñaari loxo ya ca kaw Azer AOPO marché d'électrification rurale wax naa leen ko ci njëlbeen moom la mu bëgg di PDF Pape Djibril Fall réclame une enquête parlementaire nañu tijji l'enquête am ci lëñbët ndax xëñ na am na luy ñuul ci soow mi am na luñ ci war a leeral réew mi quotidien xëy na ko ñun ci xën mu njëkk mi ñu dem ci record tëjee ko wàllum tàggat yaram la mu yégal tey ci record bi Jaraaf Gorée et Wakam le duel à distance jëm ci Ligue 1 19e et pénultième journée mu mel ni championnat Sénégal ak foofu la ca Ligue 1 ñi nga xamante ni ñoo di Jaraaf Gorée ak Wakam fi mu nekk nii ñu ngi ca xëccoo ga ku nekk nag di bëgg a wane sa bopp ngir mën a jël kanam ga gàddu point ya ca des record xëy na ko ñun ci xët mu njëkk mi di ñu ko fàttali ci xët mi travailler dur pour venir en sélection bokk na ci kàddu yi Alpha Amadou Touré milieu bu FC Metz journal bee ko xëy ñun ci xët mu njëkk mi looloo gën a fees ci boppuk yéenekaay yi Abdourahmane loolu gën a fees ci bopp yéenekaay yi may daal di dem directement ci la pensée du jour nag dama ciy dem comme que benn bi dama ciy ànd ak Oustaz Pape Kane beneen bi ma ànd ceeg Oustaz Alioune Badara Mangane voilà bi ci njëkk Abdourahmane la pensée du jour El Hadji Ibrahima Sakho sunu mag ñu baax ñi ak la ñu seede ci maam Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy comme que ñu ngi jëm le 27 juin di ëllëg incha allah maam El Hadji Ibrahima Sakho nee na Seydi El Hadji Malick Sy aka fonkoon mindeef bu yàlla bind aka oyofoon aka wormaaloon njabootam aka rusoon ay taalibeem aka ragaloon daraja aka ragaloon daraja masul bind jëmale ci boppam masul bind jëmale ci boppam ak ragaloon daraja waaw ci li ñuy xëccoo te bëri li ñuy xëccoo jamono ji daraja ku ragaloon daraja la ak ragaloon daraja waaw ku ragaloon daraja mësul bind jëmale ci boppam mu ngi noonu la pensée du jour yaw Saz maam Cheikh Seydi El Hadji Malick di seedewu maam El Hadji Ibrahima Sakho radiyallahu taala anhu aka fonkoon bindeef bu yàlla bind aka oyofoon aka wormaaloon jabootam aka rusoon ay taalibeem aka ragaloon daraja mësul bind jëmale ci boppam la la inspiré ci lii jërëjëf tonton Gallo lii nag wax dëgg yàlla buñ ko waxee si maam Cheikh Seydi El Hadji Malick nga gis dundam li gars yi naan laa xarwa ndax boo demee si ay bindam da nga fay fekk muy moytuloo nit daraja ndax dina la yóbbu si fëgg sa baaraam si sa dënn te boo fëggee sa baaraam si sa dënn dafa mel ni da ngay bëgg a fàttali la fi indi ndax yenn saa ngay waxee muy joxar bi naan yow man xamoom te buñ la waxee yow yaay kan alam yakun min qablihi nutfa
sa démb toqantalu man wi la sa mujjantal ku ko laal raxasu kon lan moom ngay lu la yàlla di wan looy fëggee sa dënn nga wax tamit mu ni ku bàyyi woon xel doomu aadama la mooy ku ko joxoon cër la ndax wala xadd karam naa ba nii aadama moo tax yàlla mi xool doomu aadama ni ko yow yaa may représenté ci kaw suuf kooku ku nekk ak moom war nga koo mën a jox cër bi nga xam ne moom la ko boromam jox ndax kenn ku nekk rek ak li la yàlla séddee kenn ku nekk li la yàlla séddee si wàll wi nga nekk loolu sa qualité bi nga xam ne am nga ko si kenn ku si nekk da nga kaa war a delloo loolu tamit di nga ko dégg si li nga xam ni moom mooy biir wax ji aka war maa loon jabootam waa ndax gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa doon wax ni man maa leen gën ndax ku la gën si sa njaboot rek moom moo la gën